که بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل لاله زار واه واه دلبر جان سیل گل لاله زار واه واه دلبر جان سخی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مناجات مرا پیش خدا کن بیا که بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل لاله زار و دلبر جان گریه کنیم زار زار های های دلبر جان گریه کنیم زار زار های های دلبر ربی جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. استعينك ربي والاستعانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد. mbokk yi ñuy seetaan te di ñu seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen baal àq di amaat yéene bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi tey nag ñoo ngi fas yéene ànd ak yéen ci tomb waxtaan boo xam ne ñi ngi ko dippee ayu dawrin lil islam fil hayaati siyaasa ban rôle la l'islam war a suyee ci vie politique bi ku nekk xam na ne tomb la boo xam ne jamono bu nekk war nañ ko waxtaanee surtout jamono bii ñu toll ñun ci sunum réew nga xam ne ñoo ngi dëgmal ay élection ñiy wax bari nañ ñiy bàkku bari nañ parfois nga dégg koo xam ne dana bàkku def référence am l'islam te mel na ni élection rek a ko booleeg l'islam fa maa baax dal l'islam dootoo dégg mu tudd ko d'accord mënuñ ko tere mais amuñ ngantit mu leeral li war a nekk tey loolu nag moo ñu yóbboon ñu contacter ay boromi xam-xam yoo xam ne ay gëstukat lañ ay jàngalekat lañ et ki jiitu ci ñooñu mooy professeur imam Ousmane Sarr moom ngeen jàkkaarloo ni imam Ousmane Sarr jàngalekat la conférencier la waaraakat la di imam ca Mbabilor Njaay Lo egsi na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masaw ci coono déplacement bi di ci dalal ba tey suñu wëlëre di jàngalekat di gëstukat docteur Mouhamed Mbacke Diouf moom ngeen jàkkaarloo ni docteur Mouhamed Mbacke Diouf professeur université la docteur Mouhamed Mbacke Diouf mi ngi spécialiste ci science politique jàpp naa ne li jiitu woon nañu amoon ceeg moom jotaay ñu toon soxlaat ko woo ko mu wuy si ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi di ci dalalit ba tey oustaz boo xam ne ñu ngi koy tuddee oustaz Mouhamed Santi Sabali comme ngeen jàkkaarloo ni Mouhamed Santi Sabali gëstukat la jàngalekat la moom it jiitu woon nañu dalal ko fii ñu soxlaat ko ci tomb waxtaan bi mu wuy si ñi mi ngi bokk ci kuréel bi nga xam ne ñooy représenté madrasatu ahlul bayti fii ci réew mi tey gannaaw bu ñu leen dalalee suñu présenté suñu gan ñu baax ñi tomb waxtaan yi nii lay tëddee tomb bu njëkk bi bëgg nañ leeral nan la ñuy mën a fexee ba organiser ñetti relation yi nga xam ne ñoo takkale ñetti mbir yi diine état politique nu ñuy mën a def ba relation yooyu ñu réglé ko takkale ko ba mu indi ak dëppoo
indi jàmm indi avancement. ñaareelu tomb bi ban rôle la l'islam am ci suñu vie politique bi. ñetteelu tomb bi am na ay kuréel wala ay parti yoo xam ne ñu ngi ci langue politique bi seen delluwaay diine la wala boog moom lañ leen di askanale. ndax parti yooyu nga xam ne delluwaay diine la wala moom lañ leen di askanale ban gis-gis lañu war a am ci moom yaakaar ne war nañ mën a tàbbal seen loxo ci li ñu organiser politique bi wala li koy doxal ci réew mi. laaj yi moom lañ fas yéene jàkkaarloo suñu gan Imam Ousmane gannaaw bu ñu la nuyoo fay la balu la ak baal la ak kon ñu jox la tomb bu njëkk bi. waaw ñu ngi lay nuyu. yow bi tey di la aussi jaajëfal ci effort yi ngay def di éviter borom xam-xam si télé bi ñuy leeralal nit ñi seeni diine bu ñu waxee diine duñu wax relation nit ki ak boromam mais itam relation nit ki ak moromam. maanaam diine du relation nit ki ak boromam rek mais it relation la ak ñi mu àndal du dund. diine day wax ci loolu yëpp kon ñu ngi la remercier bu baax di la encourager remercier aussi rajo bi télé bi disponibilité boobu la may ba nit ñi mun a dégg message yooyu mbokk yi joxe. kon ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy déglu yëpp ci réew mi ci bitim réew sant suñu borom subhaanahu wa taala julli si yonent bi mi ñu may kattan ak wér ba ñu mun a agsi fii. dafa mel ni da nga tudd ñetti yëf. mooy état. tudd politique. tudd diine. état mën nañu wax ne personne morale la représenté ak ay ñi ñu wax ay gouvernants ñoom ñoo ko représenté bu ñu waxee gouvernants yooyu mu ngi nekk pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire bu ñuy wax état ñii la ñoom ñoo ŋànk politique nag moom du comme état maanaam politique système la doxalin la manière bu ñuy gérer cité la boo delloo ci définition Rousseau moom mu ne politique mooy l'art de diriger la mu ne fànn idaaratul mujtama maanaam système bu rafet la boo xam ne nañ la nuy wane nu ñu war a yore état du aar soom du laar bu ñuy war a yore état mais aar bi dafa am nu mu war a tëddee ni mu war a tëddee mooy jàmm am tout en gardant la sécurité sociale ña ngànk réew mi loola dinañ ko defal les gouvernés sécurité am du doy loolu sécurité mais itam dinañ def constitution bi mu adapté wu ci di nit ñiy dune muy accompagner peuple bi ci seeni jafe-jafe di xool seen jafe-jafe di koy régler loolu doyul mais itam am na lu ñuy wax muraqaba jami faaliyat an-nas lépp loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy def soit dañ koy def pour jàppale état ndax état moom la ñu chargé mu gérer bu association yi taxawee itam ay société taxaw dañuy jàppale état ci li mu war a taxawee ay liggéeykat et cetera état bi itam société yooyu yëpp association yooyu yëpp da ca war a dem xool na muy doxee est-ce que réellement li état bi bugg ci peuple bi association yooyu ñu ngi koy doxee kon gis nga loolu yëpp ci définition ci l'art de diriger ci la bokk waaye itam doyul loolu itam il faut état bi amal ay relation ak yeneen réew relation yoo xam ne day nekk relation yu rafet ndax peuple yi dañuy déplacé wu kon loolu la ñu mën a xam ne lu mooy politique kon politique duñ ko mën a comme analyser comme état la mais doxalin la diine itam même chose diine itam moom la ñuy wax du ñu wax ne comme état la mais idéologie la ci istilahat al hadisa bu ne bugg a waxal nation bi fii ñu toll ci wàllu xam-xam dañuy wax ne diine idéologie la
te idéologie mooy lan al fikr mu'abbir an masalih hayawiya li tabaqa ijtimaiya muayyana maanaam c'est l'ensemble des idées yoo xam ne dañuy traduire intérêt boobu nag ña koy gëm ñoo cay bénéficié wu kon loolu mun nañu wax mooy diine kon ñetti yooyu bu ñu leen buggee lekkale ne naka la ñu war a demee kon politique système la diine idéologie la yu am ay kon diine dafay taxawaayu tawjih wal irshad mais dafay fekk itam na ñuy def tawjih ak irshad gëm nañu diine bu ñu ko gëmul itam amul sens kon diine lay taxawaayam mooy muy observer parce que diine mun nañu wax mun na nekk état parce que état bu taxawee mun na nekk état islamique dafay appliquer programme boobu nag moom la ñuy wax idéologie bi mu amee kon comme amul état islamique te idéologie la am muy programme buy toucher ci côté yu ne côté nit ki ak boromam côté nit ki ak société bi ban taxawaay la nit war a am ci société bi loolu la diine di wax loolu la alxuraan di wax ni ñuy war a yaree nit ki ni ñu ko war a toppatee ba war koo mën a charger responsabilité kon état lay mooy taxawaayam diine lan mooy taxawaayam ci état day observer muy def ay tawjihaat irshad encouragement def leen lii bu leen def lii bu ngeen defee lii li ngeen di am bu ngeen deful lii dina leen perdre loolu lii kon loolu mooy rôle yu diine waaye à condition que pour nit ñi mun a comprendre diine appliquer ko mu dafay fekk ñu gëm ko waaw bu ñu ko gëmul nag loolu du am sens dañuy wax rek mais application bi du nekk lu jërëjëf professeur imam Ousmane Sarr imam bu ñu la déggee mooy mel na ni benn bànqaas la bu séddalikoo ñetti car maanaam état mooy ndeyi mbili gi mooy ñi nga xam ne ñoom lañ fi samp ñu ŋànk mbir yi mooy politique politique na nga système la doxalin la pour seet li nga xam ne mooy doxal réew mi li nga xam ne moo ca manqué li nga xam il tuddee bànqaas bu ne daal am nañ ca droit ñoom càmbar ko ñoom en tant que ay politiciens nga ne bi ci des mooy diine idéologie la bu ñu ko waxee mooy doomu aadama yi bu fekkee gëm nañ ko diine dafay doon comme koo xam ne dafay taxaw di leen observer di joxe ay orientation defal bul def bàyyil duggal fii génnal fii lu nekk maanaam yoon ma ci dëgg la fay mu mel ni kon su ma la déggee leeralal nga ñi benn problème mooy problème mu ne diine ëpp na ñu tëj ko ca jàkka ja allahu akbar asalaamaaleykum kon loolu taxu koo jóg jamais maanaam loolu lenn la ci li ñu war a def ci diine mais yi ci des yëpp yoon a ma ngi ci comme bu fekkee dégg naa la kon yoon a ma ngi ci ëttu politique bi yoon a ma ngi ci jàkka ja yoon a ma ngi ci armée ba yoon a ma ngi ci économique bi mais boo ko tëjee ci jàkka ji wàññil nga ko ay mbir yu bëri fay docteur Mouhamed Mbacké Diouf ñoo ngi lay nuyu di la siyaare kon ñu dikk ak yow ci même laaj bi nan la ñuy fexee ba organiser relation bi dox ñetti car yi diine politique état buñ ko organiser it mu doon loo xam ne dafay doon luy indi ak dal indi avancement ci réew mi d'accord aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din wa baad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di dellu si di sant sëriñ bi tey ci oustaz bi tey ci dalal gi mu ñu dalalaat fii ci ëtt bi ngir ñu béyaat suñu wàll ci waaru yaatu woowu nga xam ne nii ñëpp xaj nañ ci di dalal sant kër gi ak képp koo xamee ne nii rek jàpp nga ci liggéey bi caméraman technicien yi yëpp rek di ñaan yàlla suñu borom mu defal leen tawfeex ci liggéey bi amiin al oustaz thème bi am na solo amati na solo laaj bi it am na solo ndax dañu faral di wax ne lépp lu yëngale ko ëpp doole dafay mel ni jamono jii ñu toll nag politique bi yëngalaat na géew bi xañ na campagne baa ngay waaj a commencé ahzab siyaasi yi ñu nekk ngay yëngu débat yi bari na ñii ñi ngi ciy bëgg a dugal seen bopp en tant que ay nitu diine ñële ñi ngi leen cay bëgg génne en tant que nitu diine ñenn ñi dañoo gëm ne waa diine ji dañoo war a toog fële daal bu ñaan jotee ñu ñëw tàllal leen loxo yi ñu ñaan waaye seen biir nekkul ci wàllu politique bi ñenn ci waa diina ji jàpp ne yëf yi warut a demee noonu parce que bu ñu waxee politique rek ñoom am nañ ca wàll léegi kon lool mooy indi importance su laaj bi léegi
comme ni ko sëriñ bi waxee xañ na comme dañuy xaw a jëkkante temps bi jar lu mu wax ñu ciy baamtuwaat léegi dañuy sos suñu wax ci li mu wax mooy dafa am 3 éléments yu taxaw wala 3 mbër yu jàkkaarloo benn bi tuddi nga ko diina bi ci des tuddi nga ko état bi ci des tuddi nga ko politique mais man damay wax ne ñoom ñett ñépp war nañoo mën a ànd kenn ku ci nekk bu fekkee réellement yaa ngay jouer rôle ba nga war a jouer réellement génnoo li nga xamee ne ni mooy sa état mooy sa cadre mais problème bi nag li ko andi mooy déraillement yi dafa bari diina ji am na ñuy tuddoo diina ñoo xam ne nii ngay dérailler am na nu ñuy doxalee ñoo xam ne nii day tax ñu nekk ci langue politique bi dañuy jàpp ne ñii amuñu place fii ña ca politique ba ñoom it am na nu ñuy doxee léeg-léeg ñàkk dégg la ñu nekk tax na ba ñu jàpp ne kii tuddoo diina moom amul place am foofu li nga xam ne mooy tudd état bi it dafay mel ne léeg-léeg doxeenu ak yenn termes yi dana tax ba nga xam ne nii mooy tax ñu bëgg cee beddi ki nga xam ne nii nitu diina la léegi nag foofu damay wax ne wala damay répété waat li ma waxoon ne kenn ku ca nekk daal bu fekkee dox nga doxin wu jub génnoo sa cadre ñoom ñëpp war nañoo mën a bokk doxin wi parce que dafa am lu ñuy wax xaasam mustarak dafa am benn point commun boo xam ne nii dañ faa daje mooy doomu aadama nit ki ndax bu fekkee da nga ne diina sëriñ bi tuddoon na ko mooy relation bi nga xam ne moo dox diggante nit ki ak boroomam mën naa doon l'islam mën naa bañ a doon l'islam mën naa doon beneen diina mais au final rek objectif bi mooy relation bi dox diggante nit ki ak boroomam kon tudd nga nit foofu boo ñëwee ci état dañuy wax ne ak dawla dafa am ay ponk yu ko téye donc am na peuple wala population donc jullit bi ku du jullit ki doomu aadama bi day dugg ci biir état kon léegi am na lu ñuy wax benn iqlim wala zone géographique boo xam ne ni ñooñu mbooloo moomu fa la ñuy nekk bu ñu fa nekkee ba pare sëñ bi tudd na ko nizam am na benn système boo xam ne ni moom la ñuy tuddee politique boobu ba pare nag ñu am seen siyaada ba tey kon dañuy wax ne point commun boobu doomu aadama bi day nekk au centre léegi moom état boobu kon bu fekkee bàyyi na xel lool rek day jàpp ne kon doomu aadama bi moo xam jullit bi la wala chrétien bi wala juif bi ñoom ñëpp kon dafa am rôle bu mu leen wala benn service bu mu leen war a rendre service boobu nag man mënoo ne dag may rendre service ba pare li ma gëm ak li ma doon nga ne ma da nga koy teg fële donc bu boobaa mooy waral déraillement bi am na ci biir état boobu souvent fii ci Sénégal ak yenn réew yi ko nuru dafa am ay termes yu ñuy jëfandikoo lu mel ne laïcité laïcité boobu souvent dañ koy jëfandikoo ba tax kuy yëngatu ci diina ñu ne la yow amoo place ci géewu politique bi alors mu mel ni même laïcité moomu buñ ko jëfandikoo ci anam nga gën a rafete bu boobaa nitu diina ki dana am place am ci ëtt bi waaye problème bi nag mooy laïcité boobu ñuy wax souvent maanaam dama koy tudde al almaniya al munhaza maanaam laïcité boo xam ne nii xañ na dafay doxinu kumba am ndey ak kumba amul ndey maanaam laïcité la boo xam ne nii ilaa allah diin la diin maanaam dafa lay pousser pour écarter la nga tàqalikook sa diina te bu boobaa déraillement bi foofu lay jóge bu ñu ñëwee ci politique bi sëñ bi tuddoon na ko mooy système bi nga xam ne ni mooy organiser dundug doomu aadama yi ci penc mi ba lépp jaar yoon kenn ku ci nekk toog sa place mu mel ne nag kon kenn ku ci nekk ci ñooñu muy diina muy état muy politique kenn ku ci nekk daal bu ñu la jëfandikoo ci anam ci anam wanu la war a jëfandikoo dafay mel ne ñoom ñëpp dinañ mën a bokk ëtt bi muy politique bi muy leneen ak leneen ci l'islam diina ji dañuy faral di wax ne al islam diinun wa dawla donc kon l'islam relation la diggante nit ki ak boroomam waaye it en même temps mbirum état la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi nekkee moo jiite woon état bi ci wàllu diina ak wàllu àdduna moo doon signé accords yi moo doon def lépp pouvoir yooyu nga xamee ne ni sëriñ bi tudd na ko léegi ci loxoom la nekkoon ku muy nommé moo lay nommé leneen ak leneen bi mu fi jógee xulafaa rashidun yi ko fi wuute ba yëf yi wàcc ba ay déraillement commencé cee dugg ñoom ñëpp kon état bi ak diina ji mosunoo tàqali ko loolu moo waral ñu naan al islaamu diinun wa dawla kon daal mu mel ni diina ji buñ ko jëfandikoo ci anam wa mu war a nekkee du am problème ak politique bi kadaalika politique bi bu ñu waxee état bi nag état bi moom mooy ki coiffé diina ji ak politique bi donc état boobu it bu jaaree fa mu war a jaar dafay mën a ëmb ñaar yëpp kon ñett yëpp daal war nañoo mën a bokk géew bi foofu nag dinaa fi ubbi benn parenthèse bu ndaw a ndaw fii ci Sénégal naa jël exemple Sénégal parce que mooy li nga xam ne moo ñu war a moo ñu gën a concerné te moo waral coow lu bari lépp bari na ñuy wax ne diina ji amul place am ci biir politique bi ñooñuy wax ñooñu li ci ëpp seenu naanuwaay wala seeni référence mooy Europe mooy France entre guillemets mais France googu dafa am histoire ak diine donc contexte France du contexte Sénégal
dañoo am suñu contexte dañuy wax bu ñu tuddee politique dañuy wax démocratie mais démocratie boobu ñuy wax su fekkee dañ ko bëgg a appliquer bu ñu génnee diina ji wala l'islam ji ak bu ñu waxee l'islam ñu jullit ñi ñoo tax Sénégal un pays boo xam da ngay wax ne plus de 95% ay jullit lañ yow boo ñëwee ne jullit bi amul boo ne diina ji wax nga jullit bi dans ce sens là amul wàllam ci géewu politique bi rek mooy règle démocratie yooyu nga ñu bëgg a dicter mooy yaa ngi commencé di ko wàcc yaa ngi commencé di ko wàcc li ci desit mooy médias yi am na médias occidentaux yi naa jubale tuuma ji foofa parce que fu mel ni fii ak feneen vraiment loolu mën nañ leen ci génn pourtant boo ko gisee fii war nga ko mën a wax parce que fóotam biir néeg la dañ koy fóot waaw très bien pourquoi mooy médias yi dafa am ay termes yu ñuy jëfandikoo déjà baatu laïcité boobu léeg-léeg boo tuddee diina rek dañ naan la ñun ab état wu laïque lañ état wu laïque souvent ka la koy wax rek mooy yow nitu diina ci amoo place ci géewu politique écarté na la alors warul demee noonu bu ñu jógee ci loolu mooy waxoon naa fi sànq ne laïcité boobu war nañ ko càmbaraat jàngaat ko xam lan mooy laïcité contexte ba ko andi woon ca France est-ce que ñun contexte boobu la ñu nekk léegi nag bu fekkee ñun dañoo photocopier la am France rek andi ko fii donc dès le départ rek dañoo faussé débat bi dès le départ li ci toppaat mooy ba tey man ak sama moroom ak keneen ñuy tuddoo diine est-ce que réellement dañuy dund diine ji wala dañ koy mbubboo rek ngir atteindre ay objectif politique bu boobaa it y a problème léeg-léeg damay faral di wax ne médias yi dama ciy dellu siwaat maanaam dañuy faral di utiliser ay termes bu fi mu ne ni bari naa waa na ci jullit ñi koo xam ne ni ku ñu ci wax ne ko islamiste nga mu ne la bu ma ko waxaat état islamique baatu état islamique jullit bu nekk dafa waroon a am fierté dund ci biir état islamique mais c'est pas le cas aujourd'hui pourquoi mooy médias yi am na nuñ tëgge terme yooyu ba nga xamee ne ni dañ la koy jox ci anam woo xam ne nii réellement yow bu dul koo xam ne nii di nga càmbaree fii mooy da ngay dem ba bu ñu la nee islamiste nga en tant que jullit nga ne bu ma ko waxaat te pourtant un vrai musulman doit être un islamiste léegi nag loolu waxin la dégg la laaj état islamique jullit bu nekk dafa war a fier dund ci biir état boo xam ne ni état islamique la mais ak am na ay din ñoo xam ne nii ñooy tuddoo diina di jëf-jëf joo xam ne nii dañ cay taqal turu l'islam jëf-jëf ju ñaaw yëkkati ab drapeau boo xam ne nii dañ cay bind laa ilaha illallah tudde sa bopp état islamique bu boobaa moom jooje ñoom man dama leen di tudde kon muslimuna bila islam ñuy tuddoo jullit waaye dunduñu l'islam mais l'islam daal bu ñu ko dundee amul problème ak politique amul problème ak diina war nañoo mën a ànd loolu ma waral ñu dellu siwaat ci loolu ñu waxoon ne islam principe boobu diinoon wa dawla am na kilifa gu mag goo xam ne nii al imam Khomeini mun nañ ko tuddee nitug diina mun nañ ko tuddee en même temps nitug politique moo jëfoon jëf ju rëy ca Iran ba taxawal révolution iranienne dafa amoon benn terme bu mu doon faral di wax wala benn shaar bu mu doon daf daan wax ne diinunaa huwa siyaasatunaa wal hadaf min siyaasatinaa huwa diinunaa suñu politique mooy suñu diina suñu objectif ci suñu politique mooy liggéeyal suñu diina loolu day firndeel na kon ñaar ñooñ mën nañoo mën a ànd imam Khomeini ginnaaw bu mu jëfee jëf joo xam ne nii ci champ politique bi doon na leader politique ba taxaw benn état boo xam ne nii bu état islamique amee ci jamono yi ñu toll réew moomee mën nañ ko caa boole di Iran mu doon foo xam ne nii kon diina ji ak politique bi ànd nañ sans problème léegi nag bu amee ñeneen ñuy tuddoo l'islam di jëf ñeneen nañu jàpp ne loola jëfi ñooña la waaye du l'islam mën nañoo taxawandi foofu jërëjëf docteur Mouhamed Mbacké Diouf docteur bu ñu la déggee mel na ni wax nga ne léegi ñetti bànqaas yi ñu tudd léegi te mel ni benn bànqaas la bu seddalee ko ñetti car mu mel ni état mooy ki nga xam ne mooy ndey mbill gi te ndey mbill googu nag moo jaboote li ñuy tuddee politique moo cay doxal di ca wax ndey mbill googu nag bu diinee taxawee diine yi dafa am kàddu gum war a doxal am kàddu gum war a jëfee su boobaa daf ko war a wuuf boole ko ci biir njaboot gi nga wan ñi nag ne mais dafa am problème bu posé wu mooy problème bi posé wu mooy li ñuy tuddee laïcité li ñuy tuddee laïcité tey dañ koy def parfois te bu fekkoon dañ ko teg ci cadre bu wér kon warta am problème ak ditu diine warta am problème ak diine mais su réew yi ñuy dund tey surtout fi ñu nekk tey boo déggee ñu ne ñun pays état pays laïque la ñu nekk rek mooy yow imam bi oustaz bi sëriñ bi écarté nañ leen amu leen place ci politique bi te fekk njuumte la luñ war a corriger la it nga ne feeñal nga ne beneen bi ci des mooy média yi lu dee ci rëbb yàlla ak naat ndax rëbbkat bi mu jógee di rëbb bi daf ne woon naat laa soxla man naa daj leneen rey ko mais naata ko tax a dee kon it média yi lu dee ci rëbb ñoom la parce que parfois dañuy jël ay termes yoo xam ne dañ koy gomfale buñ ko gomfalee buñ ko tuddee tey buñ la ko tuddee yow en tant que imam boo santee Cissé wala Touré da ngay daw ne duuma ko maanaam islamiste ñu wax la ko yow imam bi sant Cissé wala Touré nga ne bu ma wax islamiste kon luñ la war a wax
bonne question. bu fekkee jullit bu gëm li nga doon nga bu dudd li nga doon war nga mën a doon islamiste bon wax naa ko benn waaye moo mu son dalal ci benn jotaay ma ne ko man sama bokkoon ci kuréel yi mbubboo ne damay wootee woo salafiste damay nangu ne salafiste la mais lu tax dama lay wax ne la salafiste bi ngay nee wax man bokkuma ko sama salafiye du salafiye ba nekk ca bokku araam sama salafiye du bokk ba nekk ansaaru diin mais salafiye bu juddoo ci Sénégal xam li Sénégal dëgg ma di ko def loolu d'accord mais boo bëggee dàq ne man du ma salafiye te ne moom laay woote woo kon da ngay mooy liy dëkk ci islamiste dafay daal di taxaw kon même chose mooy dal ren góor yu diine yi mooy dal politique yi nga xam ne dañoo bëgg a dugg ci ëttu politique doon ay islamiste bi ci des feeñal nga ne am na shiar maanaam slogan bu ñu yëkkati bind ca drapeau la ilaha illallah muhammadu rasulullah yi tuddee ko état islamique julit bu baax bu nekk bu fekkee xam nga luy l'islam am nga mébét dugg ci état islamique dund ca ndax dafay yebale sans yëpp équilibre am tooñ ñu jeex maandu te dikk comme ni ko yonent bi defee woon ci état Madina mais tey nag bu ñu tuddoon tey yéen kat da ngeen bëgg a def état islamique ñëppay faxasu mel ne ay yembaleen topp ne bu ñu tuddee état islamique lu ko waral mooy groupe yooyu nga xam ne ñoom lañ gis fa la ñuy di mbind slogan yooyu te lañ tuddee l'islam lay séminal islam fi shay lenn l'islam nekku ci lañ tuddee l'islam ñoom ñooñe du lenn ci l'islam ay nit nag comme li nga waxoon ci ihlam bi information yi ñuy jël ko gomfale ko ba tax ne fi ne buñ la ko askanale rek nga faxasu mu mel ni kon problème am na mais bu ñu la déggee ci gàttañal l'islam dafa am place ci politique wala l'islam sax mooy jëmmi politique dafay organiser ab société di organiser ab dëkk doy na tegtal état Médine yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko taxawaloon ba mu koy taxawal juif yaa nga fa chrétien yaa nga fa musulman yaa nga fa kenn ku ne mu jox la sa àq ñu gouverner Sénégal jëm kanam kon loolu war na mën a nekk fayib Mouhamed Santi Mballo Santi Sabali man Mballo rek laa lay sant la xam naa Mballo mel ne jàpp na la Mouhamed Santi Sabali gannaaw bu ñu la nuyoo siyaare la kon yow dañ lay jox même question bi nan la ñu mën a organiser ñetti relation yi diine bi état bi politique bi organisation boo xam ne dafay tax ñu mën a régler mboolem droit yi dal am développement am jërëjëf aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci invitation bi waaye itam ci thème bi nga xam ne am na solool rawatina jamono yi nga xam ne moom lañ toll ci réew mi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi itam nga baal ma rek ma jàllale ñaari kàddu di jaalewaat Sénégal yépp ci sunu mbokk mi nga xam ne moom moo jiitu di Sidi Lamine Niass ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu xaare ko aljanna mook yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak waa këram bu ma bëggee dem pour tontu li nga xam ne moom mooy question bi comme ni ko kilifa yi waxee léegi ñuy ay borom xam-xam yu mag daanaka li ci ëpp wax nañ ko mu nekk ñetti mbir yoo xam ne dañ ko jël bu nekk ñu teg ko benn place loolu nag dafay dellu ci définition bi ndax saa su ne mbokk mi junj na ko ci waxam docteur définition bi moom mooy sonal jullit ñi ci jamono ji li tax mu ñuy sonal mooy ne ñun yoruñu suñu définition bopp wala utiliser wuñu définition bi ñu l'islam jox wala suñu diine jox ñu ko wala suñu yenent jox ñu définition boobu mais dañ ñuy firil alxuraan feneen dañ ñuy jox définition politique feneen ñu ñoo adopté ko ba pare bëgg mu ànd ak li nga xam ne moom mooy suñu gëm-gëm bu ko defee bu diine taxawee mu nekk gëm-gëm politique taxaw boroom xam-xam occidentaux yépp ñoom dañ ne moom mooy l'art de gérer la cité ci moo yooyu lañ ko tënk art la façon la boo xam ne moom la ñuy diriger façon la boo xam ne moom la ñuy gérer nit ñi nga xam ne moom mooy ñoom ñooy dund ci biir cité bi wala ñoom ñooy dund ci biir dëkk bi wala ci biir société bi donc am nañ gëm-gëm muy diine gi loolu moom kase mënul taxaw de côté mu am njëriñ foog am ci nit bu mu nekk nit kooku nag moom lañ soxla appliquer si moom benn politique pour gannaaw ba mu amee gëm-gëm bi politique bi nga xam ne noonu lay doxee ci biir cité bi muy dund moom mooy état bi su boobaa da ngay am gëm-gëm mu taxaw munoo ko xàjjale ak doomu aadama bi nga am tamit doomu aadama boobu mu war a dund ci biir société mu nekk état bi donc ñoom ñëpp dañuy nekk benn li tax ñuy nekk benn bu ñu delloo ñun ci suñuy source mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
moom politique bu ñu xoolee ba mu tàmbalee woo tamit li mu njëkk a def dafa teg ay points stratégiques am par exemple tey bu ñu xooloon ci fiqh dañ ko organiser ñu xaaj ko ci ay buntu yu baree bari bee ñu ne bee ibaadaat la yii ñu ne ay muamalaat la kon loolu politique a ngi dugg ndax buñ ne ibaadaat ñoo ngi lay wax naka ngay jëflante sa diggante ak sa borom donc loolu politique la booy def ba mën a jaamu yàlla doo ko mooy ba ki nga xam ne moom mooy ki la sàkk mu mën a kontaan si yow nga mën a wéy ci ay ndigalam waaye itam nga moytu ay tereem muamalaat bu ci dikkee nga xam ne jëflante bi moom mooy ñëw su boobaa jëflante boobu di ñëw nag dafay delluwaat ci biir société bi société boobu diggante nit ki ak morom bi waaye itam nit ki ak li nga xam ne moom mooy nature bi wala nit ki ak mala yi nga xam ne ñoom la nekkoondool ba ci garab yi ak yeneen yi nga xam ne ñoo ngi ci biir réew mi gi donc loolu ba tey dafay dellu ci façon bi nga xam ne moom la doomu aadama di ko jëfee wala ni mu koy doxalee ak yu demee noonu su boobaa mu amaat beneen mbir boobu mooy kan moo koy gérer kooku la ñuy wax état su boobaa ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent la woon bu ñu doon lim shu'un wal wazaif yi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam yoroon mun nañ ne nubuwa beneen bi ñu ne qada beneen bi ñu ne riyaasa amma buñ ne nubuwa mooy ne lépp loo xam ne diggante moom ak borom bi la subhanahu wa taala yonent bi borom bi moom moo koy jox directement mu indi que ce soit bu koy jottali day nekk waxu borom bi ainsi de suite yooyu nga xam ne moom moo wër ci loolu yëpp su boobaa de rôle bi foofu li muy nekk moom mooy tabliix moom mooy jàllale wa ma ala rasul illa al balaa mu jàllale li nga xam ne moom mooy waxu borom boobu nag nga xam ne moom la yonent bi di jàllale moom mooy nekk politique bi mu koy jàllalee ba nit ñi mën koo déglu benn ba bu wootee ñu mën a wuyu si ba pare mën ko déglu bu ñu ko dégloo ba pare ñu mën a accepter li mu wax ba doxalee ko ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee su boobaa dañuy jóge ci nubuwa ñu jàll ci beneen point boo xam ne moom mooy nekk alqada boobu ci la justice bi nekk si diggante nit ñi ak seen borom diggante nit ñi ak environnement bi ak li ñuy lekk suñu kër yi dépenses yi ainsi de suite ak takk soxna yi donc yooyu yëpp da nga ko fay ëmb boo ko ëmbee ci point boobu su boobaa doomu aadama bi amagum na benn moom mooy diine bi moo ngi ci xol bi waaye moo ngi am beneen boo xam ne tamit moom moo koy organiser ba mu mën a xam exactement fan lay teg tànkam ak fan la warta teg tànkam bu ko defee ay nit ñu bari la société la dëkk la dinañ soxla koo xam ne moom mooy définir politique boobu su boobaa dinañ dellu si ci définition bi gars yi joxe woon mooy ne l'art de gérer la cité léegi ki nga xam ne moom moo koy diriger moom mooy définir politique bi mais ñun ci diine l'islam suñu politique dañ ko définir ba pare ndax dañu am constitution boo xam ne dafa taxaw déjà moom mooy alxuraan mu nekk dustuur bi ñu am koo xam ne moom moo koy diriger donc kooku moom mooy définir politique bi te sallallahu alayhi wa sallam définir na ko ba mu leer ça fait ñun lenn moom moo ñuy dese rek ñu bañ a jël définition ni Rousseau bu fekkee waroon ak définition yeneen yàlla Muhammad ci politique ñu bañ a jël définition Machiavelli bu fekkee waroon ak définition Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bañ a jël définition keneen ak keneen tant que moo ngi waroog li nga xam ne moom mooy suñu gëm-gëm li nga xam ne kii borom bi subhanahu wa taala tànn ngir mu définir politique bi mu ñëw teg ko ku nekk mu teg la place am lu nekk mën a jaar yoon bi nga xam ne moom lañ ko soxlaa lu waroog loolu rek ñu tegee ko ne la su boobaa di nga gis ne kat politique ci boppam diine kase moom moo ko mën a doxal politique ci boppam l'islam kase moom moo ko mën a doxal ndax système bi ñuy dund tey bu ñu jëlee exemple bi Sénégal mbokk mi wax na ko buñ ne diw nitu diine la ne warul wax ci politique bi léegi bu fekkee man damaa bëgg yow nga jiite ma pare ma ne la léegi soo may jiite nag doo ma jiite à 100% danga may jiite ci 10% kii jiite ma ci 10 kii jiite ma ci 10 muy 30 léegi 70 yi man maay def lu ma neex ndax bu ñu xoolee système bi ni loolu ñun man boog loolu laa ciy gis léegi bu fekkee 70 yi man maa ciy def fi nga xam ne foofu laa war a teg sama tànk kii tamit amul doole boobu keneen ki si topp it amul doole boobu de ce fait yéen dangeen di nekk sama kanam rek ñu tuddee leen ay njiit mais doo leen jouer benn rôle ndax moment boobu dañoo jël diine gi ak politique bi ñu détaché ko ndax loolu la Occident soxla mooy bu nekk ñu teg ko fële
bu ko defee bii ñu diaboliser ko wala ñu ne la non ca jàkka ja nga war a des ca zaawiya ba nga war a des di wér di ñu ñaanal ndax kat man su ma demee ba wóolu la dénk la réew mi mun nañ ko jël ci beneen exemple mooy lan nit ki bu demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko fekkoon mu toog tey naan ko jox naa la comme système bi ñuy jébbaloo jox naa la sama àdduna ak sama àllaaxira léegi président bi tey ñun lan lañ ko jox président lan lañ ko jox bu fekkee ne dañoo jël diine teg ko de côté àddina lañ ko jox man koo xam ne wóoluma ko ci sama diine duma la jox sama àdduna ndax ci àdduna laa mu ne liggéeyal sama diine foog ma jox la ñaar yi nga am ndogal ci man bu ko defee nga mën a toppatoo diine bi nga mën a toppatoo ak li nga xam ne moom mooy àdduna bi nga mën a gérer cité bi su boobaa ku nekk di nga xam kat fii la war a teg tànkam kii lii la war a def keneen ki lee la war a def ndax yonent bi exemple bu leer nañ la cheikh bi tudd na ko état la yoroon mu nekk yonent waaye mu nekk tamit ministre des forces armées mu nekk juge mu nekk leneen ak leneen ndax directive yëpp moom moo ko doon définir ba pare moom moo doon tànn saa su ne même bu ñu doon dem armée kon benn la. jërëjëf Mouhamed Santy Sabaly bu ñu la déggee mooy feeñal nga ne état li si kon diine moo war a sax diriger état bu fekkee dégg nañ la ndax wax nga ne politique mi ngi ci biir diine état mi ngi ci biir diine ci constitution bi l'islam indi muy alquran nga xam ne yàlla ne bàyyiwuma ci téere dara. comme bàyyiwuñ dara nag ci lu nit war a soxla wala lu nit war a dundoo mi ngi ci biir téere bi kon mel na ne nit moo tax ñu wàcce ko bu fekkee nit a tax ñu wàcce ko nag nit war na ko mën a appliquer nga leeral na yonentu boobu nubuwa daf daa wàcc ci moom ñu jox ko ay tawjihaat ay orientation mu exécuter ko ci nit ñi xadaa daal di ñëw muy juge atte bi ñu jox ko ay tawjihaat dogal ñëw ñu ne ko ku def nangam nangam lañ lay atte mu mel ni kon dëggal li nga wax lu wér la constitution l'islam dafa dikk pour régler dundu doomu aadama yàlla ki bindu doomu aadama moo ko gën a xam mu tënkal ko ne ko lii boo ci tënkee dund bu normal feeñal nga lu am solo ne bu fekkee gëm nañ loolu war nañ bàyyi xel ne bu fekkee dem nañ xool gis nga Jean-Jacques Rousseau dafa wax nangam Machiavel wax nangam ñu dajale ñaari kàddu yi biñ jëlee ci Rousseau ak biñ jëlee ci Machiavel def ko mu xaarana ak li alquran wax la ak li yonent bi wax mu waroo safaano fukki mbubb ak yaramu ne dañoo war a bàyyi ñaar ñee lañ wax jàpp bi mais parfois ñun dañuy delloo gannaaw alquran sukkandiku ci Rousseau danaa la jox benn misaal déclaration des droits de l'homme 1948 ba nga xam ne barki démb boo njaay la boo ko seetee ñu dikk wane ci andi ci ay droits yu ñu tuddee droits de l'homme ba ne doomu aadama même bu reyee nit waruñ koo rey tey boo waxee ne ku rey dañ laa war a rey dañ lay wax ne la loolu romb nañ ko waruñ ko ay julit ñooy taxaw na la loolu dépensé nañ ko ci luñ ko dépensé déclaration des droits de l'homme 48 fi ne moo ëpp doole alquran pour firndeel li nga wax rek ne ñooñu di làqu ci Rousseau wala làqu ci Machiavel li ko firndeel mooy 48 barki démb boo jaay lañ ca def ci ay texte nga xam ne benn waay moo nelaw naan teg ba kaas café rek toog xalaat bind teg jàlla mën laa yuxti mën naa wér mën naa bañ a wér nga wéral waxi waa jooju ci alquran gën ko wéral kon kay li nga wax firndeel tayib Cheikh Ousmane ma del si at ci yow gannaaw bu ñu jógee ko ci tomb bu njëkk bi ñu ñëw ci ñaareelu tomb bi bëggoon nañ xam ban rôle la l'islam am ci suñu vie politique. waaw merci si suma ñaari mbokk yi li ñu wax léegi. li si am lu ma ci gën a leeral maanaam contexte bi amoon Europe. ba ñuy wax laïcité. ak suñ contexte du benn mais dafa mel ni dafa ñëwaat contexte bële. daf ñoo dab. daf ñu dab. ay naam. maanaam ñu ne taarix yu aydu nafsa. maanaam taarix histoire day indi la amoon. la amoon xew mu ñëwaat. dafa mel ni dañ ko photocopie indi ko parce que la amoon Europe mooy bu ñu wax boo ne diine bi dafa warul ànd ak pouvoir bi. mu contexte boobu moo taxaw léegi ndax jamono boobu ñu yoroon église bi ñu xam ne parce que looloo indi woon la ère de celle des 3 R la renaissance la réforme guerre de religion da waroon religion ndax religion bi jamono boobu da doon woon nit ñi rek ñu financé ci tabax ay église tabax ay château yow en tant que ki gëm
waruloo gestu ci wàllu àdduna mbir àdduna la soxal te loo am andil faute boo def nu mu garaaw mun nga ko fóot nga participer di ñuy tabaxee église yi loolu moo amoon maanaam sukukul ghufraan da ngay joxe chèque pour nga am njéggal suñu borom kon waaw kon amuloon jamono boobu amuloon participation bu leer ci doxalina àdduna te sax loolu mun na am ndax ci jamono boobu boo liiree bible yi amoon waxuñu woon ci contexte jurisprudence lu ñu doon wax rek ci jàngale moral la woon parce que boobu loi romaine moo existé woon loolu dafa ñëwaat fii ci naka sànq maa ngi dégg benn débat ci 2STV ñuy wax ne sëriñ bi dañ koy élire rek pour muy ñaan maanaam même bu état déplacé dem ci kër xalif dëkkal rek ni dëkk nga ñaan ñu dem bu ñuy joxe teraanga ba ñuy joxe mu jeex amul lenn lu ñuy wax ci wàllu comportement bi nga xam ne ñiy yore état bi moom la ñu war a yore comme par exemple xam nga loolu dafa am. mais imam parce que loolu est-ce que du mën a nekk nag nit ku weddi anteeg boppam. c'est ça parce que bu fekkee man doyloo naa la sama digganteeg sama borom. waaw ba pare mënuma laa doyloo sama digganteeg àddina. waaw loolu mën a nekk. mais léegi nag mu ngi ñëw si ñooñ diine il faut ñu am seen fulla ak fayda won nit ñi ne l'islam waxuloon ci julli kese waxuloon ci woor kese waxuloon ci ñaanal nit ki kese léegi si rajo yi sax da ngay dégg koo xam ne saay bu ñu yeewoo rek ñu ngi indi benn aaya alxuraan ne boo ko ñaanee def nangam da nga am nangam mel ni alxuraan looloo taxoon mu wàcc alors que alxuraan pour traiter dundu doomu aadama la woon moo taxoon mu ñëw constitution la am na aaya xeju fi indi ay exemple yu bëri yu wane ne dafa ñëwoon pour régler problème ñu indi benn exemple suratul mujaadala benn góor moo waxoon soxnaam Aws Aws moo waxoon soxnaam Xawlata bu ma naree àndateeg yow ànd ak sama waajur bu ma naree sëy ak yow sëy ak sama waajur loolu la Aws waxoon soxnaam Xawlata mu dem si yonent bi loolu la woon izhaar mu ne ko suma jëkkër de lii la ma wax gannaaw bi nga xam ne jural naa ko ba suma biir jeex mu xëy na ma bu ma naree seqate yow seq ak suma loolu izhaar yonent bi ne bu aaya ñëwul wax si sa problème passé laa ko gisee gis nga loolu mooy mujaadala wax yooyu mu ne du passé man gisewuma ko passé wala boo yonent bu passé amee kan moo yore xale yi parce que man màgget naa munatuma leen dundal suma jëkkër xam naa ko itam bu fekkee ne doom yi dañoo feetoo si moom du leen mun a yore aaya alxuraan wàcc qad sami allahu qawla allati tujaadil yàlla dégg na ndaw si wax ak jokkalante ak yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha samiun basir après dafa saxal ne ñiy wax loolu seeni soxna du dëgg du nekkuñ seeni soxna maa hunna ummahatuhum in ummahatuhum allati allati waladnahunna seen waay jur bu jigéen mooy ñi leen jur waaye itam dafa indi dafa bugg a wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da il faut nga xalaat ci ndaw soo si wax jim la wax bu fekkee ne arrangement dafay am xale yi dinañ war a des maanaam sëy boobu warul nekk du teqale ko comme ni mu xalaatoon bu njëkk ndax sëy bu si doom bu séparation amee am doom yi problème dafay juddu xale yooyu seen éducation dafay nekk lu doy waar duñu gis nañ ko fii sëy yu bëri nga xam ne ay doom di ci am xale yi dañu nekk si diggante bi duñu nekk seen kër papa duñu nekk si kër yaay duñu am éducation bu baax kon gis nga alxuraan xoolal situation boobu mu réglé kon alxuraan dafa ñëw wax ci côté bu ne kon contexte ba amoon ci Europe ba ñu wax ne laïcité la na diine bi féete na le l'État amul benn pouvoir wala benn dogal ci diine lu ngeen maanaam ku nekk loo gëm baax na man damay gérer rek loolu la contexte boobu ñëwaat na si ñun ndax wax dëgg yàlla wanewuñu capacité l'islam wanewuñu l'islam réellement constitution ni mu tëddee ñu wax ko nit ñi beneen kii bi mbokk mi wax na ko ne boo xoolee Jean-Jacques Rousseau ci 12e siècle dem si
13e siècle ci la nekk. L'islam kañ la génn 571 kon mënuñu wax ne islam dafa recopier si Jean-Jacques Rousseau parce que mun na ñoom ñoo recopier si l'islam dama ne Europe ñoo recopier si l'islam ba pare di ñu wax ne noo écarté leen lu baax newu ci waaye boo xoolee définition boobu nga indi ko si contexte islam amul benn taarud bu ci am. ndax bu waxee ne l'art de diriger la suñu borom waxul ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal yàlla dafa rafet te dafa bëgg lu rafet te bu suñu borom waxee loolu mooy démarche booy def lu rafet da cee war a feeñ loolu suñu borom bu wax jullit bii looy def rek ci àdduna na nga ko rafetal kon looloo tax yàlla wax ne rafet na te bëgg na lu rafet bu mu waxaatee ne na jàmm nañu fexe ba jàmm tasaaroo ñiy diriger nañu fexe ba jàmm sécurité peuple bi am islam adresse am lan la du jàmm islam adresse am jàmm la gis nga daanaka bu dafa mel ni définition boobu dafa ko recopier ci l'islam d'abord li l'islam laaj ci société kon Rousseau da ko recopier teg ko bu mu waxee ne itam muraqabatu faaliyat nas na vérifier na état dafa war a vérifier action nit ñi ni ñuy doxale islam lu mu wax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ya islam dafa wax ne man ra'a minkum munkar maanaam ku gis lépp loo xam ne baaxul fexeel dindi ko waxal dindi ko mais balaa ngay dindi la fekk da nga gis mais ku xoolul doo gis dara kon boo toppee définition bi da nga gis ne dafa recopier ci l'islam andi kon nag dama gis sax amul sax ay contradiction yi ci am mais dama ne ñoom Europe dañoo recopier ci l'islam bu baax après na ñun ñi tiers monde ñu ne sori leen l'islam ndax mooy tax ngeen tardé parce que gis nga benn secte bu bees bi génn mooy franc-maçon lu ñuy wax mooy ñu fexe population monde bi nañ ko éliminer dafa c'est trop loolu la islam am na ci xalaat nañu wax ne diine boo gisee retard bii ñu nekk diine moo ñu ko yóbbe xëy na kon ñoom dañoo jàngul dëgg-dëgg l'islam dialogue defuñu ko ñu xool l'islam nu mu gisee dund doomu aadama loolu itam ñu gàddu loolu ñu gëm looloo tax ñu noonoo l'islam fii ci Sénégal noonoo ñoo l'islam donc lépp loo xam ne ci wàllu diine daal dañuy wax ne imaam kaay leen ñaan leen ñu wax seen wax ba pare ñaan leen ñu tëj jeex na loolu rek la ñu amal waaye ñooñu l'islam. jërëjëf imaam Azhar loolu ci premier point bi. moom laa bëggoon yokk ci loolu nga xam ne daanaka ñu ngi koy dundee. tey kon deuxième point bi nga wax mooy lan mooy taxawaayu diine ci politique. comme waxoon naa la ne diine moom toujours politique action la maanaam nit ki nu muy gérer intérêt peuple bi alalu peuple bi ni nga koy gérer ni nga koy doxalee loolu boo xoolee ci 19e siècle amoon na même en Europe ñi nga xam ne ay réformiste lañu woon ñoom Rousseau yi ci lañ bokk ñoom Voltaire ci lañ bokk ñoom diina mën nañ wax ne tey Europe bu développé daanaka peuple Europe dañoo déggaloon seeni boroom xam-xam yooyu ñu di leen waxal seen société naka lañ ko war a gérer mais ñun ci l'islam amoon nañu ay réformistes al-Wahhab Abdullah ibn al-Wahhab boobu nga xam ne ci Sénégal dañ ko diaboliser même booy wax ci mbiram sax da nga ne yow wahhabiste la amoon nañ keneen Jamaluddin al-Afghan ñooñu ñëpp ci 19e siècle ab Madhat Basha ñoom ñëpp ay réformistes islamistes yi lañu woon ñoom lu ñu waxoon ñoom dañuy wax ne kii dafa ne Abdul Wahhab dafa ne état buñ ko buggee defar ñay yore état ba dañu am pas-pas gis nga loolu la wax pas-pas mooy tax nit ki boo ko dénkee dara dafay nekk nit ku jub la tax nga dénk ko nit ñi dañ cay gis seen bopp mu ne moom il faut bu ñu defar état nañ defar pas-pasu nit ñi moom loolu la waxoon kooku boo demee gis texte yi mu bind di wax ci wàllu pas-pas ak texte bi Serigne Touba radiyallahu anhu bind amul différence tey fii booy wax ak Serigne Touba nit ñi dañuy kontaan mais booy wax ak wahhabiste yi yow wahhabiste nga daanaka yow terroriste nga alors que loolu ñàkk a gëstu suñu diine la boo xoolee Jamaluddin al-Afghan dafa wax ne moom pour état baax dinañ defar xelu nit ñi
dinañ defar bakkanu doomu aadama parce que ñaar ñu ba pare nañ su ko defar état parce que ñooñu mooy nit bakkanu doomu aadama te jéeyo bi nit dugg booy xool bakkanam moo ko sa dugal Madhat dafa wax ne déedéet nañ defar état buy wax état dafa wax constitution lay wax buñ defaree constitution ndax si état constitution mooy xolu état pouvoir exécutif moom mooy xel mi ñoom gis nga loolu la ñu gisee maanaam ci état constitution mooy xol bu ñu comparer pouvoir exécutif mooy xel mi xelu état kon dégg na dañu bëgg a wax kon état comme yaramu doomu aadama am na lu ñu bokk état ak yaramu doomu aadama am na lu ñu bokk malgré état mën naa ñoom ñëpp mun naa état mën na taxaw waaye taxaw boobu mun naa gudd fan mun état bi mun naa rester ay at loola muy rester ay at na mu ngi dépendre ci nu muy diriger peuple am yi bëgg nga mu gën a continuer mais xel mun naa yàqu te nit kiy dund waaye xol moom bu xesee dee rek nit kooku dafay dee. jërëjëf c'est la même chose. waaw imaam Ousmane Sarr. imaam bu ñu la déggee mooy mel na ni dellu siyaatal nga. pour jéem a leeral. Europe démb. li ñu doon dund ci problème mu diine. dëgg la fam leen yóbbu woon. wane ne même suñu réew mi tey dañoo toll foofa. dëgg la luy sa tegtal mooy ñooña dañoo jëloon diine ji di ko dundee mais dundaluñ ko. très bien. mu mel ni tey bu ma la déggee Sénégal dangaa feeñal ne. am na ñu fi nekk yore diine di ko dundee mais dundaluñ ko. gis naa benn borom xam-xam bu mag bu wax ne nga jël sa tama ak sa flip di tëgg pour dund moo gën fuuf ngay dundee diine. tey léegi mu mel ni kon su ma la déggee problème am na. problème bi mel na ni soo ko seetee kon mbay ci sa wewu tànk. bu baax mbay ci sa wewu tànk su ma ko waxee mooy problème mu ndax diine. am na rôle ci politique. nitu diine yi ñuy dund l'islam bëgg a taxaw saxal lu ñu mel. te fekk li ñuy saxal ñoom ak li ñuy def safaanoonu fukki mbubb ak yaram neen kon problème am na. loolu kon lu ñu war a régler la. mel na ni nitu diine yi ñoom ñoo bëggee noonu. nit ku ne nag na nga bëgg nga mel noonu lañ lay jàppee. absolument tey léegi wane nga ne l'islam ndax ni ñu jàngatee l'islam ci suñu vie politique bi. joxe nga ne l'islam daf ko mos a dogal. jëlee ci yontu yàlla Muhammad. mu róoran ba yëgsi ci jamono boo xam ne ay réformiste am nañ. nga tuddal ñu ci Muhammad Abdul Wahab. a Najdiya. wane ne Abdul Wahab sax soo ko tuddee ci Sénégal. dafa mel ni dañ ko diaboliser. dëgg la ndax boo ko tuddee ñu bëri dañuy jàpp ne terroriste njàngaleem loolu la nekk. dëgg la alors mu mel ni kon problème bi xew ci ñun ci Sénégal mooy xew ci njàngaleem Abdul Wahab. très bien parce que lu tax moo xew ñi waroon taxaw leeral Abdul Wahab ne li ñu koy tuumaal nekkul leeraluñ ko. absolument kon fa mel ni ñoom it dañoo wax ne Abdul Wahab wala dañoo wax ne ku ñuy jëñ ak dëmmu ngay soccoo yeele xale yaa tuumaal sa bopp. absolument buñ ko tuumaalee luñ mel ñu ko war a leeral ñoo war a taxaw leeral ko mais boo jàmmaarloog nit ñi ci alfas yoo xam ne dafay tegtale loola kon loolu mbir la. tayib boo ñëwee ci ñi nga tuddoon Jamaluddin al Afghani. histoire mënta fàtte taxawaayam ci réformiste yi. tuddal ma Mouhamad Abdou. wax na ci terme yu leer ne jamono bi ñu def seen réformiste yooyu ñoom. dem na ci France Paris. mu gis fa l'islam mais gisu fa jullit. mu dellusi ci réewi jullit ñi. gis fi jullit mais gisu fi l'islam. loolu mooy lan maanaam jëflante ba mu fekk Paris. moo amala ba wax ju rafet ja wax la muy dëgg. ba mu dellusee ci réew mi mu dëkk nga xam ne nañu ay jullit lañ. baatu jullit bi moo fi nekk mais jëflante de ko fi. merci kon mel na ni weñ nga ma nga bañee ceen ba njaxaan buñ ko sañee wax wopp si màggal la fépp ay métti. tey docteur Mouhamed Mbacké Diouf ma dellusi ci yow. question bi ñu toll mooy. ban rôle la l'islam am ci suñu vie politique. d'accord laaj bi am na solo. waaye xañ na dinaa ci tijj benn parenthèse tuuti rek. comme xañ na dañoo nekk ci télé boo waxee rek day dem moowatoo ko. ay naam. léeg-léeg la ngay wax keneen mën na koo dégg neneen. ci fi sëriñ bi tàmbalee woon. dafa waxoon ne taarixu yu'iidu nafsahu. leeral xañ na laïcité la ko juróon. mu waxaat ne Sénégal foofu lañ toll. kii dégg mun naa dégg ne kon na église bi doon exploiter population ba sëriñ si nekk Sénégal noonu la ñuy exploiter. seen taalibe yi. alors man personnellement. gisewu ma noonu. léeg-léeg li naar yi naan maa faariqi tashbih. waaw donc
xañ na comparé na ñaari yëf yoo xam ne nii leneen loo ca jàngat rek am na loo ca mën a wax mais ñaari yëf la yoo xam ne nii boo ko waxee noonu directement rek nit ki mën na koo firee noonu te man firi moom du ma ci d'accord damay wax ne diina ji am na problème Sénégal ba tax ñeneen ñi nga xam ne ñoo féete ci langue politique gi bëgg a écarter ñiy tuddoo diina ngir ñu bañ a dugg ci langue politique gi bu ñu sukkandikoo ci seeni référence France ak feneen léegi loolu mun naa doon beneen débat boo xam ne nii dañ koy teg fii wala feneen ci kaw taabal ji kan mooy nitug diina parce que nag liy feeñ ci télé yeeg rajo yi bari na ñuy tuddoo diina ñoo xam ne nii vraiment amuñu relation ak diine waaw donc loolu beneen débat la léegi débat bii kon damay gis ne daal diina ji am na problème sëriñ si ak ñiy tuddoo diina nañ gën a laxasaaywaat jiima taqdim al islam ala haqiqatihi mais suñu waxee directement rek ne contexte ba France toll woon ba laïcité juddu fi la Sénégal toll kon day mel ni na sëriñ église ba doon def gars yi toog foofee di exploiter nit ñi njaaxum goo man def boo indee benn somme d'argent ñu ne la yàlla jéggal na la alors gis naa ne Sénégal ak seegul foofu moom ak seegul foofu donc daal diina ji am na problème effectivement am na ñuy tuddoo diina ñoo xam ne nii dañuy dunde diina dundaluñ ko léegi loolu beneen débat la nañu toog wax kan mooy nitug diina lan mooy l'islam lan la l'islam santaane moo def sëriñ bu ko defee loolu bu leeree dinañ xam ne kon diina ji ak politique bi war nañoo mën a ànd xaw a laalaat tuuti ci li sama mbokk mi doon wax ci yenn shi'araat yeeg yooyu Occident ñoom bi ñu jógee dañoo ñëw li baax ci l'islam lépp ñu jël ko dëppale ko seen contexte très bien ba tey jii mu mel ni kon li fi baax lépp Occident la jógee alors l'islam joxoon nañu ko depuis léegi ñun nag c'est l'inverse dañoo dem li nga xam ne ni moom la ñu Occident di jox démocratie ak laïcité ak yeneen ñu jël ko rek copie conforme mu ñëw xëpp ko ci société bi jiimuñu ko adopté ci suñu société léegi kon foofu ñoom am nañu intelligence su li baax ci l'islam ñu jël ko dëppale ko seeni société ba mën koo jariñoo ñun nag amuñu intelligence su la ñuy jógee fa la ñu mën koo càmbur dëppale ko suñuy société ba mën a jariñ lu baax moom dëkkul France dëkkul Sénégal al hikma daalal mu'min anna wajadaha altaqataha lañ ñu wax donc kon lépp lu baax moom nañu jàpp ne yëfu jullit la war na ko mën a jariñoo moo xam France la jógee moo xam Angleterre bu ñu gisee ne lu baax rek nañ ko adopté ak suñu société jariñu ci politique ak ci leneen lu mu mën a doon alors ñëwaat beneen ci côté référence yeeg yooyu sëriñ bi tudd na fi ñoom Jamal Mohamed Abdul kii Jamaluddin al Afghani ak gaa yu baax yooyu waaye damay gis ne bu ñu yeexee ci côté boobu it bu ñu amul sens mun nañoo xaw a tarxiis li ñuy wax ci li jógee Occident ci suñ politiciens yi waa ñi nga xam ne àdduna rek moo leen ñor xam nga dañ leen di faral di accuser ne souvent dañoo jëm jëli la nekk France ak Angleterre rek ñoo xëpp ñu ko te sàmm teew ñoo suñuy réalité ñun tamit bu ñu amul sens ci cadre diina ji buñ ko càmbaraatul tamit dañuy tàbbi ci même mbaal googu pourquoi mooy man damay gis ne yaa fi waxal sa bopp ne Serigne Touba booy wax am njàngaleem daanaka da ngay gis ne du am wuuteeg la Mouhamad Abdoul Wahab wax ak keneen ak keneen pourquoi pas ñu jël ñoo xam ne nii maanaam ay naanuwaay lañ ci wàllu diina ñoo xam ne nii xam nañ suñuy réalité la ñu wax ñu jëfandikoo ko ci lay gën a yomb jëli la Mouhamad Abdoul Wahab wax la Jamaluddin al Afghani wax donte du wareeg li ñuy wax mais comme ñii ñoo ñu gën a jege pourquoi pas ñu jël leen wala boog léeg-léeg bon ba tey leer na ci jàngoro yi la dañuy xaw a am complexe su jël référence Alhaaji Malick Sy Baye Niass Serigne Touba Cheikh Ahmadou Mbacké Alhaji Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ñooñu noonu man dama gisoon ne vraiment jërul ñuy jëggaani Rousseau ca wet gële jërul ñuy jëggaani Mouhamad Abdoul Wahab ca wet gële léegi am nañu ay modèles yoo xam ne nii vraiment suñ ko jëlee fii li ñu soxla mën nañ koo am ci ñoom par exemple ci côté boobu comme ci diine ak politique la ñuy wax Baye Niass amoon na benn gis-gis ci wàllu politique ba bind na benn téere boo xam ne ni daf ko tuddee Afriqiya lil Afriqiyin gisoon na ne ñun suñu problème li koy régler doonul lu ñuy jógee France wala Angleterre wala feneen ñun africains yi entre guillemets bu la neexee nga ne ñun Sénégal nañu xool toog ci taabal ji lu ñële xam nañ ko xool lañ ñooy suñuy jàngoro ñu xool nuñ ko saafare parce que gars yi dañuy wax ne jàngoro ju mu nekk rek am na plante bu sax ci suuf si soo xam ne ni mën na koo faj ci wàllu politique bi noonu la rek référence yooyu bu ñu leen jëlee yaakaar naa dinañ jël diina ak siyaasa dëppale leen sans problème Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ci wàllu politique bu Sénégal ni mu doon doxee li ñu jëggaani fële bëgg ñu ko imposer amoon na ci ay jéego yu mu def ba bindoon téeréem bu si boobu ñu tudde kalimatullahi al-ulya bu ñu jëlaatee Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum mun naa am xaj na ba léegi am na ñoo xam ne nii ñi ngi jàngat ci ay jëfam ci wàllu politique dem na ba àgg ci créer former parti politique ñooñ bu ñu dee wax ci diine ak politique yaakaar na bu ñu leen jëlee comme référence rek yaakaar naa dinañu yombal affaire bi daal léegi nag soog a dellu si ci réponse bi réponse su question bi léegi foofu kon damay wax ne man bu ñu bëggee l'islam vraiment bu fekkee càmbar nañ ba dëppoo ci point bu njëkk bi ne war nañoo mën a ànd bu dee d'accord nañ ci damay gis la nag kon
l'islam pour mu jouer rôle am ci côté boobu vraiment mooy ñun ñi nga xam ne ñooy tuddoo l'islam ñu jiima taqdim al islam ala haqiqatihi bu ñu jël l'islam rek def ko benn shaar def ko mbubb mu ñuy sol ngir exploiter doomu aadama yi loolu benn la ci beneen bi ci des ñeneen ñi nga xam ne xañ na diina jubu leen wala l'islam jubu leen ñoom dañ doon wax ne al diin afyunu sion diine appium la ci population yi genre drogue la boo xam ne ni dañ koy xëpp ci kaw gaa yi ngir exploiter leen léegi loolu dañ ko war a xeex jëfandikoo l'islam taqdim al qiyam al islamiyya ginnaaw bu ñu taqdimee al islam ala haqiqatihi ba pare léegi nag loole ñële waxoon ñu xeex ko xam ne doonul wax ju wér bu ko defee nag xiyam islamiyya yu baax yooyee démocratie bi ñu ñuy wax bu ñu càmbaraatee ci biir l'islam xalal nañ yoon woo xam ne nii bu ñu ko jëfandikoo shura wa amruhum shura du ma wax ne shura synonyme mu démocratie la waaye mënoo def démocratie te defoo shura mu mel ne shura boobu bu ñu ko appliqué rek dinañ arrivé ci atteindre démocratie boobu ñu ñuy bëggal ndax lu mu doon lu ne bu ñu ko tegee ci pénc mi waxtaane ko ña ca ëpp xam-xam waxtaane ko lu ñu dëppoo rek kon dafay mel ni kon wet googu bu ñu ko sóoboo kon l'islam andil nañu benn porte-parole pour appliquer démocratie bi ñuy wax donc taqdim xiyam islamiyya yooyu daal yaakaar naa ne bu ñu ko defee lépp li nga xamee ne ni gars yi ñu ngi ñu koy nataal fële mu rafet lool rek bu ñu ko jeexee ci biir l'islam danañ ko ci fekk mbokk mi wax na ko sànq léegi nag loolu li ñu koy permettre mooy taqdim al islam ala haqiqatihi léegi loolu donc buñ ci jógee dafa am ay shi'arat yoo xam ne nii wala ay slogan yoo xam ne nii ñun dëppwut ak suñu pas-pas suñu ngëm-ngëm par exemple ñi ëpp ci ñi ñuy diriger ñi nga xamee ne nii ci ji jamono ñoom ñooy wax ne l'islam wala nitu diina yi amuñu seen wàll ci géewu politique bi ñooñu bokk ay dongaay Machiavelli lañu moom li mu tegoon ci kanam moom dafa wax ne al ghayatu tubarrirul wasila loola neex dig ñu ba ñu fal la bu ñu la falee nga ne maa waxoon waxee exemple yi boo ubbi woon sab liste di kii exemple yi dana bari lool léegi loolu nag bu fekkee vraiment ay jullit ñën yu jëfandikoo l'islam taqdim al islam ala haqiqatihi waxeet dana fi jógee dig nit ñi ay programme yu réeré boo faloo kii ca pouvoir yépp nga garder ko ci sa loxo lu la neex nga def ca ku la neex tëj ku la neex tëjji aussi yi ñuy wax ay bonne gouvernance ak yooyu ñoom slogan yooyu ñuy kii boo ñëwee ci biir l'islam vraiment ngay am ay exemples yu concret par exemple Seydina Omar ibn al-Khattab bi nga xamee ne nii moom moo nekk amirul mu'minin ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba pouvoir bi agsi ciy loxoom waxoon nañ fi sànq ne ñooñu ñoo dajale woon pouvoir yooyu yépp ci seen loxo dafa nekkoon nit koo xamee ne nii dafa maandu woon lool soxlawul woon garde corps da daan xaar ba guddi muy wër dëkk bi di sillonné bis ñi ngi wax ne dox na ba dégg gone guy jooy ba mu ñëwee dafa fekk rek ab xiif moo leen di sonal dafa yedd boppam am lu ko metti jàppoon na ci royaume bi wala ci état islamique bi nit wuratu cee toog bay xiif te Omar yëgu ko donc sens de responsabilité la amoon sens de responsabilité boobu nag dafa mel ni suñu dirigeant actuel moom dafa mel ni ñu ci bëri sens de responsabilité boobu amuñu ko ba tey bonne gouvernance bu ñuy wax ak maandu gi justice bi Seydina Omar moom ba tey naa ci jël exemple am na benn bis mu dox ba ca àll ba amul garde corps amul dara tëdd ci genn keram di nelaw benn waaye dox di laajte Omar bañ ne ko Omar de jaaroon na fi mu topp tànk bi ba àgg ko mu tëdd ci benn garab di nelaw bi mu kiyee daf ne ko xakamta fa adalta fa aminta fa nimt yow day bi ngay àttee da ngaa maandu ci sa àtte moo tax nga sañ a nelaw ba yandoor amoo garde corps suñ dirigeant yi kan moo fi xalaata dox te amoo garde corps li ko waral mooy justice amut bonne gouvernance bi ñu ñuy wax mu doon ay slogan yu ñu jëlale fële te appliqué wuñu ko nañ koy appliqué France ak Angleterre sax bu ñu ko ni doon defe fi pas de souci mais nag lil asaf même slogan bi la ñuy garder jëlal ñu ko France bind ko ci constitution bi ak feneen ak feneen mais duñ ko appliqué nañ koy appliqué ca France ak feneen ak feneen bonne gouvernance boobu Omar ibn Abdul Aziz dañ koy tudde léeg-léeg xaamisul xulafaa rachidin ci ñuy accepté terme boobu waaye bu ñuy accepté wu terme boobu nañu wax ne daal kenn la ci kilifaay jullit yi nga xam ne ñoo jiite woon état islamique ba tey damay garder man le terme état islamique bokkut ak état islamique bi di bombardé di xew tey waaw léegi Omar ibn Abdul Aziz moomu jamono yi nga xam ne nii moo jiite jullit ñi li ñuy wax baytul maal trésor dafa doon taxaw di yéene ne képp koo xam ne nii da ngaa am bor boo ko mënta fay baytul maal ci lañ lay fayal bor bi ñëwal wax ñu ko nga xam ne ku am bor koo xam ne ni da ngaa endetté ba war a saisir sa kër ak yeneen boo ñëwee baytul maal ci lañ koy fay demoon nañ ba àgg ci li nga xam ne ni mooy azaka demoon nañ ba àgg ci jamono moom Omar ibn Abdul Aziz ci bonne gouvernance nit day génn asaka doo gis koo ko jox pauvreté lutte contre la pauvreté bi ñuy wax ni comme slogan di ci wutab xaalis problème mu pauvreté dañ koo réglé woon te pourtant ressources yi léegi la ëpp léegi nag mais bonne gouvernance la ñu appliqué woon ci biir état islamique loolu kon mooy firndeel ne kon islam war naa mën a jiite penc mi mu mel ne daal l'islam bu ñu ko dundee réellement vraiment
yëf yi mën naa jag daal. bonne gouvernance ak justice ak démocratie ak yooyu yëpp bu ñu ñëwee bu ñu càmbaraatee l'islam dundu al-islam ala haqiqati dañ ko ci fekk. jërëjëf docteur Mouhamed Mbacké Diouf bu ma la déggee mel na ni am nga ak leeral ngoo xam ne mel na ni wuute nga ceeg imam Ousmane maanaam Europe démb fañ toll woon ba tax ñuy def sukkookul xufraan ñun yëg si wuñu fi mel na ni ci li ñuy def tashbih ci wàllu balaaxa amul waj ushaba bu mel ne dégg naa la moom nga bëgg a wane ne sëriñ si nekk fii la ñooñu doon def démb ñoom yëg seeguñu ci defaguñu ko bi ci des wane nga ne terewut dàqu antewut ne am na ñuy dundee diine loolu kenn wéréwu ko mais kon dafa am beneen débat bu xew bu ñu war a régler kan mooy nit ak diine très bien kan moo koy liggéeyal débat boobu mooy leeral boobu débat boobu mooy leeral kon mel ni point c'est-à-dire pour nga oustaz nga dem xam nga dañuy wax ne règle boo joxe rek am na exception ay naam man lire naa texte am na benn livre boo xam ne école normale moom ma ko joxoon livre Sëriñ Touba Mouhamad Lamine Diop Dagana moo ko boole mu tudd Irwa un Nadim dama gis mu bind fa benn lettre sëriñ bi bind fa lettre mu ne lettre bii maa ngi koy jëmee ci képp koo xam ne jullit bu góor la ak jullit bu jigéen na am pas-pas dafa njëkk a wax sax mu ne na jàng attey laab jëlal sa micro nga wàcc si Sénégal nga laaj nit ñi jullit ñi ne leen attey laab mooy lan imaam bu ñu del siyaate xaaral bi dese nañu la tomb boo xam ne mooy marji atu diine boobu dana mën a dugg foofu mais al muhim kon su ma la déggee imaam mel na ni feeñal nga lu mel ni amuñ waj usaba wane nga ne débat bi moom ubbeeku na ñu xam kan mooy kilifa diine kan mooy dundee diine kan mooy dundal diine mais si des mooy wane nga ne ñi def attention ci ñun ñuy référé wu ci ñu demee ni ki Abdul Wahab Mohamed Abdou Jamal Din Afghani benn ku ci nekk ñu di ko référé wu ci moom d'accord baax na mais am na lu ko gën li ko gën mooy comme ñun fii lañ juddoo am fi ay kilifa diine yoo xam ne histoire mënu leen fàtte tey ba pencam yàlla di taxaw nga joxe ci maam Borom Touba joxe ci maam Alaaji Malick joxe ci Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass joxe ci Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ak ñeneen ñu yóbbaale ñi nga tudd andi la ñu Cheikh Gaynde Fatma ne ñooñu boo xoolee histoire Sénégal liñ ci def ci wàllu politique am nañ fu ñu war a mën a référé bi xaddi nasar ñi dem ci Abdul Wahab bi xaddi nasar ñi dem ci Jamaluddin Afghan bi xaddi nasar ñi dem ci Mouhamad Abdul Wahab Mouhamadou Abdou kon nga ne buñ defut attention nag di référé wu ci ñooñu daf ñuy jural li dal gaayee nga xam ne dem nañ ba gisuñ ci réew mi ku ñu war a roy Rousseau lañ gis wala Machiavel def naa ne sax dal nañ ñu maanaam jombu da nga ko mës-mësa rek mais la dal gaayoo dal nañ ñun en tant que arabisant presque de en tant que arabisant tey duñu référé wu ci arab Sëriñ Touba duñu référé ci Alaaji Malick duñu référé ci Maam Borom Touba duñu référé ci Alaaji Abdoulaye Niass tudd Abdul Wahab lañ jàpp ne moom ki mooy ki yàlla yónni moo wér pas-pas Mouhamad Abdou moo baaxle Jamaluddin moo baaxle kon loolu daf ñoo dal même chose kon fe boo xoolee sax problème bi posé ba tax gars yi boo dikkee ñu la bokkoo loolu la ndax gis nañ ne ñu nekk fii doyloo wala ñen nga doyloo te ñoom ñële ñu doyloo wuñu woon ñële moo tax ñu dàq la bi ci des mooy feeñal nga ne li jaadu tey ñu nangu ko ak ñu bañ ko mooy jàngat islam ala surati al aqiqa dañoo war a jàngat islam mooy ban islam la mais tey suñuy waxtaan ñun ñëpp ci plateau yi fasanti ko doo xam ban islam la ñuy wax bi kulli sara ak ku wax ak sa conscience tranquille da ngay jaaxle ban l'islam la ñuy jàngat ndax l'islam bi ci na ko kee jàngat bii kii jàngat dafay soree fukki mbuba ak yaramu neen te warul mën a nekk parce que l'islam benn la kon mel na ne bu ñu la déggee xiyam yi wax nga ko valeur yi ñu jàngat ko kon mel na ne am na problème bu juddu mais l'islam moom juddu problème booba taxut l'islam tere do l'islam juddu problème bi xew ci biir jullit ñi terewul islam di jëmmi l'islam ba léegi terewul état islam nga ne ni nga ko gëmee ba léegi mu nekk état islamique bi xaddi nasar ak li ñu tuddee état islamique tey Mohamed ma dikkaat ci yow ban rôle la ñuy xaar ci l'islam pour ci wàllu politique. jërëjëf question bi am na solo lool. mu mel ne rek boobu ba tey li ñuy wax chaîne la boo xam ne dañoo lonkaloo. benn boo ci rocci rek bi ci des mën na ratti suuf. ndax bu ñu tàmbalee wax ci définition politique bi rek du caage ni européen bi ni mu ko définiree baaxut. dama ne bu fekkee waroo na rek dañ ko war a bàyyi. bu waroowut nag ndax ñun ñuy l'islam ba l'islam di exister ba ñuy respecter droit de l'homme
boo ko yonent bi di yëkkati ca Màkka ne kat jigéen am na droit donn waruñu ko rey waruñoo def lii waruñoo def lële ku nekk ñu jox la sa àq boobu xalaataguñu waa charte des droits de l'homme xalaataguñ ko te ñoom ci leerub l'islam ci lañ yeewoo ci xam-xamub l'islam ci lañ jàngaatee ba mën a xalaat ba génnee seen charte yooyu ñu indi pour ñun ñu xam exactement valeur li ñu yor foog ñu jàngi suñu diine ba pare ñu jàng sénégalais bi amul marocain bi ak mauritanien bi wala français bi képp koo xam ne gis na ci boppam rek wuyu directement moom bokk na ci biir kon mu mel ne lu universel la ci biir mission bi li mu nekkee mission bu universel foofu la ñuy xam rôle am foofu la ñuy xam importance rôle bi nga xam ne moom la war a jouer itam ndax bu ñu nekkee ci société moo xam muy àdduna bi yëpp moo xam muy benn continent wala muy benn dëkk ba ci biir kër gi dañu soxla organisation tey benn buntu moo nekk ci studio bi bu ñuy dugg ñun ñëpp bu ñu bëggoon duggandoo dañuy am problème donc soxla nañu organisation rôle l'islam mooy organiser ñu organiser politique bi organiser nit ñi naka la ñuy jëflante ba ku nekk xam fi ngay teg sa tànk ndax bu ñu dajee li nga xam ne moom moo am ci àll ba ñoom rab yépp nekk fa ku nekk xam nga sa frontière foofu sa organisation baa ngi fa mais des fois gi nga gis ku wàcc frontière am dem fële mais ci ñooñuy politique ñoom bien vrai que dañuy copie conforme boo xam ne dañ koy jëlee Occident indil ñu ko di ci def ay slogan comme ni ko mbokk mi waxee ay bonne gouvernance lutte contre la pauvreté droit de la femme droit de l'enfant te ñun réglé woon nañ ko ay siècle yeneen bi jàngale woon na ko dafa mel ni ñoom ñoo tardé mais bu ñu ñëwee dañ ñu wax ne non yéen ñooñuy l'islam yéen a tardé vous êtes en retard te ñun ñoo leen ko jàngaloon exemple yi ñu ciy joxe mooy bu ñuy wax ci bonne gouvernance mbokk mi wax na léegi ci Seydina Omar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib ba mu faloo lan la wax képp ku jëloon ci alalu baytul maal même bu fekkee jabar nga ci takk ci bi dinaa ko tas ma delloo alal gi ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit loolu mu nekk loo xam ne mu keneen ak keneen defoon ko ci xilaafa gi ci xulafaaw yi nga xam ne jaar nañ foofu yëpp mu nekk ay modèles yoo xam ne nit ñi dañ ciy dellu pour mën a organiser waaye itam dañ ciy dellu pour mën a xam dëggantaan lan mooy rôle l'islam ba tey ci bonne gouvernance boobu Angleterre seen premier ministre dafa nekk week-end mu jël voiture de service am mu yàpp ci doom ji yóbbu ko pour mu dem passer ji week-end ji ci beneen ville gars yi buñ ko yëgee dañ ne ko da ngay démissionner mu démissionner te dañuy copier foofu mais Sénégal fii dimanche ba heure bu mu ci munti doon samedi ak dimanche da ngay fekk voiture de service yi ñuy taxawaale un peu partout donc système boobu nga xam ne wala slogan yooyu nga xam ne moom lañ ñuy jaay fii te loi yi nekk fii pour war ko mën a régler te régler wuñu ko l'islam yooyu lay bañ l'islam yooyu lay dindi diw mi kat yow nee nga jullit nga da ngay respecter diine gi yow dooy jullit diine sàngam nga gëm diine googu itam na nga respecter lépp lu ci dem ndax yonent bi jox nañu exemple boo xam ne bu net la ci biir république bi mu yoroon mu amoon ñoo xam ne gëmuñu woon l'islam mbokk mi tudd na sànq imam Khomeini dafa ne la charqiyat wala gharbiya boo gisee tey biir Iran am na ay juif am na ay athée am na ñoo xam ne sax seen diine yi njëkk yi ñi xam ne dañ doon jaamu ay safara ba tey ñoom ñoo ngi biir Iran te ku nekk am nga ay représentation ci biir assemblée nationale am nga yeneen ak yeneen ku nekk yaa ngi jouir ses droits donc organisation boobu la l'islam soxla naka la ñuy ñëwee ci Sénégal ñun tey ñu nekk 95% ay musulmans te jullit ñi mënuñu organiser wu sax jullit ñi mënuñu am benn kàddu parce que organisation ak ci application loi islamique yi ki nga xam ne moom lañ jox peut-être mu jiite ñu ne ci wàllu àdduna rek lañ ko wóolu te si ñaari côté yëpp boo ko changé boo joxee nit ne ko man kat damaa bëgg a dem Pikine mu ne la man assuré naa la boo xasee dugg Pikine rek dootoo am benn problème kon assuré la ci yoon bi kii nga xam ne assuré la yoon bi nag mën nga bañ a egg moom est-ce que dina bari importance ci li nga xam ne loolu la war a jouer comme rôle yow boo waree dem ba egg Pikine keneen ki ne la muy état mu ne la non man assuré naa la ci yoon bi dinaa la defaral goudron mais boo eggee Pikine nag mën nga fa fekk gaynde gi mën nga fekk agresseurs yi ñu rey la pour mu mat foog ki nga xam ne moo féete ci wàllu diine gi moom dafa la war a préparer fii muy rôle diine bi mu wax la fi ngay teg sa tànk mu wax la ni ngay jaar ni ngay jëflanteeg diw
mu mel ne boo xoolee ci mag réew mi Ahmadul Xadim bind na Tazawudu Sixaar am livre bu ma doon lire barki démb Ayatullah Yanqoobi bi nekk ca Irak moom mu bind livre boo xam ne da ko tuddee Fiqhul Usra mu am livre boo xam ne itam da ko tuddee Fiqhul Sulta mu mel ne sulta boobu boo ci gëstu yow di nga xam naka ngay gérer usra bi naka ngay gérer population. Tayib Mouhamed Santy Sabally bu ma la déggee mel na ni l'islam am na rôle ci wàllu politique. wane nga ne dafa am nu ñu war a dundee te l'islam daf ñu ko rëddal. nga te jox ñu dès le départ ne bu ñu ñëwee ci li ñuy tuddee miraas dañoo fekk suñu borom tracé ne ko ci alquran ku dee bàyyi nangam ñii lañ koy séddalee amul problème mu leer nañ. mais kon mel na ni feebar bi docteur Diouf doon wax moo ñu dab léegi. ndax soo xoolee tey jii débat bii moo posé wu ci Tunisie tey débat bi posé wu nga xam ne moom la ñëpp di wax mooy góor ak jigéen dañoo war a yem ci miraas te ñu koy wax ay jullit lañ gaa ñu ne nañ jullit lañ texte alquran ñëw ne la góor ak jigéen waruñoo yem ci miraas nga ne la yàlla wax du dëkk waaw kon mel na ni problème bi docteur Diouf doon wax dëgg la mbir mi ci ñun en tant que jullit la gis nga ay président bi moo ko lancé ñeneen fekk ko ci mu nekk féministes yi fekk ko ci mais d'accord sa kàddu ñal nga ne li docteur Diouf doon wax léegi maanaam bonne gouvernance l'islam ci jiitu ñëpp gis nga lim joxe ci li nga joxe ci Ali ibn Abi Talibin mu joxe ko ci Omar ibn al-Khattab joxe ko ci Omar ibn Abdul Aziz pourtant firnde ci li nga wax ci ministère boobu ci Grande-Bretagne doon dem weekend ay doomam yor voiture boo xam ne gouvernement bee ko moom mu yem ba yegg ci mu da démissionné Omar ibn danaa toog di liggéey ci dossier gouvernement bi ba heure bi nga xam ne war na wàcc jot mu fay te lampe ba mu doon liggéeyee nga xam ne état ko moom taal sondeel tey ñun nag tey da ngay dikk sax lampe ba soxlawul nga taal ko mu jëm toute la journée oto boobu moomut nga xam ne ñëpp a ko bopp nga jël ko di wax soxlay bopp kon mel na ni du ci l'islam ci ñun la mu doon loo xam ne lu bari la tudd nga imam Khomeini Omar ibn al-Khattab mi oustaz doon wax léegi docteur pourtant ci mandat président Sall bi am na lu fi xew lu bari ñoo xam ne ñu ngi koy coow li ñuy wax CREI maanaam li nga am foo ko jëlee Omar ibn al-Khattab moo ko njëkk a lancé ci lu ñu xam ci taarix min ayna laka haza yow faloon nañ la santi génn nga am loo jot sant nga Touré wala nga sant Cissé ñu ne la bala nga fay jóge wax ñu foo jëlee li nga am parce que bi nga fiy dugg benn jàllaa ba nga fi duggoon wala benn chemise nga génn ak ay millions ñu la min ayna laka haza mais nag li note mooy bañ cay dugg ñoom dañ ciy dugg ba jeex amut parparloo amut bodee ko ante comme yëg si ci moom daal sa kaw ñun nag dañuy dem ba si yàgg ñu am pakk bala gaan nga droite mel na ni problème bi du ci l'islam ci ñun la tayib imam Ousmane ma dikk ak yow xam naa dernier point bi ci lañ jëm mais rek minute bi gàtt parti yi nga xam ne wala kuréel yi nga xam ne dañoo wax ne seen pété diini la ñu bëgg a dugg ci ëttub l'islam ëttub politique wala ñu ne ci ëttub politique ban gisin nga leen gisal ci luy doxal ni système mu réew mi dinaa duma yokk sax mais am na loo xam ne il faut dañ ko leeral benn boroom xam-xam dafa waxoon ne ne faut pas intellectualiser la haine ne faut pas intellectualiser la médiocrité jalousie mu ne waruñu koy buñ taxawee toujours di koy def mooy loo xam ne dañ ciy fés di ko wane sëriñ bi si livre boobu ma la waxoon Sëriñ Tuubaa mu ngi wax ne vrai murit bu waxee murit xam nga ba sax ñu baat bu ñu waxee ne murit sax dañu yaakaar ne waxul jullit ndax jullit ndax murit comportement la mu dafa kon mun nañu bàyyi murit ñu ne vrai jullit mooy kii nuroog jamono xam nga loolu daanaka dafa mel ni moom dañoo boyal dafa mel ni dafa bëgg islam bi fi dafa bëgg a tekki li suñu borom inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du ñëw di soppali peuple ndem peuple boobu essayé ñu changer seeni bopp wax na am na lu mu wax léegi mooy yonent bi mu waxoon ne la sagesse faaru jullit la ndab loo ko fekk jëlal
du ñu wax ne doo jël référence ci kii jël référence loolu peut-être dafa bëgg loolu mën na am mu indi genre beneen gisin ci nit ñi waaye dëgg moom foo ko fekk rek jëlal sans nga tenir compte ka ko wax tubaab la wala. sa yoon nekku ci ki ko sa yoon nekku ci dëgg nga doon wër gis nga dëgg. très bien moo tax bu ñuy def syllogisme mooy qiyaas dañuy jël rek dëgg dañuy xool lan la wajhu sabax bi lu mu ñu jox ñaari ànd bi lu mu ñu jox rek ñu jël ndax islam amoon na jamono mu utiliser ko pour atte kon nag ñooñu réforme bu ñu defoon yow boo xoolee dëgg agsi ndax la amoon Europe agsi na fi ou agsi fii da ngay xool société bi rek yonent bi waxoon na ne aaye naa leen ngeen ay ziyaare armeel ndax amoon na jamono boobu la taxoon ñu doon ziyaare armeel mooy dañ fa doon bokkaale dañ leen dem si armeel yi di raay jël si suuf si même di andi di ko sangoo yooyu amoon na si jamono nit ñi dañ dem si armeel yi di bokkaale loolu tax Sëriñ Tuubaa wax ne na nit ñi jàng tawxiid nañ jàngal nit ñi tawxiid ndax tawxiid mooy tax nit ñi bañ a jëm si mbir moomu léegi demal si kër yu bari dañuy jël ay armeel yi def ko si biir jàkka yi dañuy loolu doyul mais boo dem si armeel yi gis dañ say def ay milliards wax dëgg milliards nga jël 1 milliard def ko si armeel am na loolu am na wala boog dañuy jël ay porte boo xam ne sax dañ fay dugal xaalis dañuy ñëw di dugal xaalis boo dugalee xaalis nga raay loolu boo demee Makka Médine da ngay gis même entourage su jàkka yonent bi ndax réforme yooyu doon def moo tax kër gi dugg si biir jàkka ji ku dem foofu da ngaa yaakaar ne armeel ba dañ ko def si biir jàkka ji mais ay soldats lañ fa teg ñu boo buggee laal dañ lay dóor dañ lay éviter mais loolu boo gisee loolu amul fii. deuxièmement li gën a yomb si Sénégal mooy weeru koor si Sénégal mënuñu ko julli weeru tabaski mënuñu koy def mu benn chaque année ñuy jëf ñaata julli ñiy julli fii ñiy julli fii te l'islam waxoon na cadre inna hazihi ummatukum umma wahida wa ana rabbukum fattabi'uni gis nga islam wax na ne ana rabbukum fa'buduni umma islamiya benn la lan moo tere kilifa yooyu yëpp ñu toog ci benn table waxtaan ci problème yi nga xam ne jullit ñi am nañ ko ci réew mi ñu nekk benn lan moo ñu ko tere def kon gis nga ñàkk a déggoo boobu ñàkk a wuutee boobu ñi aw fi même sax da ngay xam da ngay dem ci yenn jàng yi da ngay dégg genre woy yoo xam ne da nga ciy dégg mooy dañuy intellectualiser genre en diw moo gën diw te islam waxuñu ne amul kenn ku gën kenn du si wàllu xeet du si wàllu askan du wàllu mais suñu borom ngëneel ci ragal yàlla rek la ko defee kon loolu islam nañ ko gis nañu xool réellement population bi nu muy doxee et que ñu soog a xam ndax est-ce que contexte ba amoon en réel mu ngi fa ndax loolu moo am séparé pouvoir bi ak pouvoir spirituel ak pouvoir temporel séparé carrément moo fi am li nga wax léegi ci wàllu rappel kii bi. dama la poser question ne ndax parti yi nga xam ne. waaw lañ leen askanale ne seen delluwaay diine la. diine la waaw. loo leen gisal ci seen taxawaay ci système bi doxal réew mi ban taxawaay lañ ci mën a am. xam naa ne débat bi nga jógee kii bu la intéressé. danaa la ci invité maanaam mooy. may ma ñëw parce que ma xaaral ma ñëw dama ne. débat bi nga génnee léegi mooy point bi. waaw jàpp naa ne loola intéressé la. waaw. maanaam kon mooy kilifa diine. dëgg la. ak Sénégal ni ñuy dundee diine ndax dëppoo naag li xew. waaw ak li nga tudd ci bàmmeel yooyu armeel yooyu yëpp. mais débat la boo xam ne. bu critique la bu jafe la. bu jafe la mais danañ ci waxtaan. danaa la ci invité ñu waxtaan ci parce que dama bëggut a dévier débat bi yóbbu ko ci bàmmeel yooyu. taxuma jóg dama bëgg a wone rek mais beneen point bi nga li nga wax nii. mooy on est en retard. ñu wax dëgg ci Sénégal ñun dañu nekk en retard ci wàllu politique dañu nekk en retard ci wàllu social même économique on est en retard ndax. booy compter ñaata idéologie ñoo am ci monde bi paasewul juróom paasewul ñetti idéologie communiste moom parce que moo réforme socialisme capitalisme moo fi ne buy amee ñetti idéologie islam lay doon d'ailleurs nee nañ fii ñun pays laïque lañu kon ñun du ñu appliquer l'islam kon waruñu woon am. ci niñ déggee laïque ñun. waaw ok. waaw ñun fii lu ñu déggee laïc mooy diine moom ñun ni ñu déggee laïc diine moom moo tax ñu yëlëb loxo jullit na ko waroo politique mais suñu déggee laïc ci déggin bi wér laa maanee nga dugg ci politique très bien kon ñun boobu dégguñ ko moo tax ma ne on est en retard parce que politicien bi jàngul diine bu xamoon ne diine écarté wul wàllu politique ndax gérer la cité la te diine daf ñu sant ñu gérer la cité
kooku intellectuel du ko bañ. jërëjëf Imam Ousmane waxtu waa ngi bëgg a dab te gars yi dañu am docteur Mouhamed Mbacké ban rôle nga gisal parti yi nga xam ne dañoo am ak piité ci wàllu diine ci luy doxal système réew mi ban rôle nga leen ci gisal. d'abord xaj na li imam wax laajaatoon na ay réponse mais pour bañ a dévier débat bi. waaw waay yaa xam daa boo ci mënoon organiser. danaa ci def benn jotaay danaa ci def jotaay comme ça dina yombal lu bëri daal danaa ci def jotaay incha allah. waaw am nañ ci ay réponse nag mais loolu du doonul suñu d'accord daal. alors foofu noonu damay wax ne bokk na ci li nga xamee ne nii parti yi nga xam ne dañoo am benn orientation islamique ñoom lan moo di rôle bi nga xamee ne nii mun nañ ko jouer ci biir géewu politique bi. damay wax ne benn ñu fexe ba instauré fi li ñuy tuddee islam bila madahib nga xam ne seen identité day nekk l'islam. xañ na loolu dina doon benn ci réponse kii mazhab bi mooy islam bila madahib. maanaam ñàkk am péete ci école. très bien mooy nga xam ne yow imam boo toogee boo waxee fii jullit ñëpp gis ci seen bopp man bu ma waxee jullit ñëpp gis ci seen bopp. absolument waaw bu ko defee lool dana nekk lenn ci li nga xamee ne ni ñoom dana leen permettre fañ bëgg a àgg ñu mën faa àgg. dana leen permettre ñeneen ñi nga xamee ne ni ñooy tuddoo l'islam ci biir Sénégal ñu ne ëpp nañ 95% kenn ci ñoom ku wax rek parti bu ci taxaw bu waxee rek ñeneen ñi ci des gis ci seen bopp nga xam ne seen xawiye kon seen carte d'identité day nekk l'islam du nekk salafisme du nekk nangam du nekk nangam bu ko defee rek loolu dana leen gën a dooleel parce que nag il faut ñu boole seeni doole ngir message bi ñuy jàllale ci nit ñi ñu mën ko comprendre ñi nga xam ne ni ñoo leen bëgg a écarter ci géew bi loolu dana tax ñu mën a jàmmaarloo ak ñoom dafa am benn boroom xam-xam iranien bu bind tur wi teewloo ma ko dafa wax ne communisme bi fi sëñ bi tudd sànq am na ay valeurs yu noble yu nekk ci biir mais li ko tax a échec mooy dafa fokk daanul waasiyan ad diini maanaam diina joojee nga xam ne ñeneen dañ koy tudde afyumu soxob des peuples léegi ñàkk waasiyan ad diini googee moo waral communisme naax saay léegi nag mu mel ni moom communisme li nga xam ne andi na ko ci valeur bu ñu ci dugaloon tuuti diina rek day dem du mos a daanu. léegi kon loolu maa ngi koy jox gars yi donc islam bila mazahib beneen bi ci ëpp solo nag mooy muhaarabatul jahl parce que waaya mooy arme bi nga xam ne ni moo ëpp solo nit ñi ñu fexe ba ñu conscient d'abord kii tuddoo l'islam xam lan mooy l'islam bari waa na ñoo xam ne nii dañuy jiima yëkkati solo gaawu l'islam ne dañuy défendre l'islam mais réellement xamuñu l'islam léegi nag moom diina moomu li tax ñu koy ragal li tax li ñuy tuddee islam état islamique juddu dañuy wax ne ad diinu isa aussi a istixdaamuhu yakunu axtar min al xunbula darriya diina su fekkee dañ ko mal utiliser mooy gën a danger mooy ëpp danger bombe atomique léegi nag dafa mel ni mooy phénomène bi tasaaroo ci àdduna ak mi juddu woon na fii état islamique judduwaat na yeneen ak yeneen juddu na ñi nga xam ne nii bëgguñu ñuy tuddoo l'islam dugg ci géopolitique bi arme yooyu souvent la ñuy boobu la ñuy jël di koy jërëjëf docteur Mohamed Santi ma jox la question bi parce que waxtu bi dafa ñu dab daanaka jërëjëf kon mu mel ne rek ñoom li nga xam ne moom la ñuy xaar ci maanaam parti politique yooyu comme ni nga laajee question bi rek ay parti religieux lañ wala ay musulman lañ maanaam seen delluwaay diine la seen delluwaay diine la donc dañu mën nañ ne l'islam des musulmans ay musulmans lañ léegi moment bi ñuy utiliser mot boobu rek mooy ne dañ ciy réunir ñëpp donc seen premier rôle bi nga xam ne ñoo ngi koy xaar ci ñoom moom mooy ñu tawxiid sufuuf ñu bañ a gis ne comme ni ko mbokk mi waxee kii waaw ñu bañ a gis tiijaan bi wala murit bi wala gis kii maliki la wala kii shaafi la déedéet nañ gis jullit bi taxaw bu ko defee ñoom ñu mën a instaurer justice bu ko defee ndax ñële ñoom niñ koy defee buñ ñëwee rek taxaw ne sénégalais la yow noonu ngay taxawee ne man sénégalais la plus jullit laa bu ko defee jullit bi mën cee gis boppam ku far feneen ak feneen bu mu mën laa jox loxoom su boobaa ñu mën a appliquer itam li nga xam ne moom la suñuy charte réew teg ba pare mu tegu ci dëgg bu ko defee ñoom buñ ko defee dinañ gis seen bopp fépp ci réew mi waaye itam bu ñu toogee dinañ mën a appliquer li nga xam ne moom mooy jëmloo réew mi kanam. jërëjëf Mouhamed Santi Sabally maanaam ñi ñàkk a complexé nit ki li nga gëm da nga koy nangu parce que boo ko nanguwul da ngaa ñaaw ci kuréel ba nga nekk damay seetaan démb benn muxaabala Al Jazeera diggante Rajab Tayyip Erdogan ak Rouhani bi Rouhani ne cëpp ci aéroport bi la ma ko wax asalaamualeykum macha allah mu raddu ko bi tahi waaleykum salaam ma gis ne musuma seetaan muxaabala bu am ci diggante ay président ñu waxtaane na parce que xam nga foofu complexe amu ko tey